jóge dafa doy fi mu ne daal dañoo mujj sonn dañoo mujj tàyyi dañoo mujj daw ba mujjee bàyyi daal li ñuy gën a leneen lay doon mooy daal musala ngar bu jàng am xam-xam bëgg askanam set ci jàpp ay magam ay rakkam gis nañ ko daal si suñu musala meer faal jaga yaaram dundal loo dund doyul ñi ànd ak yow daal ay gor la loo gis naa ko Mr Bokar suñu grand yaa ñu keppee ci hip-hop musique bi ñuy dund yaa ko def si ñun ay mënta ñàkk jóge ci leen loxo nee leen Ibrahima Fall ay nee leen Ibrahima Fall ay nee leen Ibrahima Fall ay nee leen Ibrahima Fall quartier teg ci imam yi nuyu waa gox bi nuyu waa Guinaw Rail Sud nuyu notable quartier yi nuyu ndaw ñi nuyu jigéen ñi bàyyiwuñu kenn ñu ngi ziar ñëpp di jéggalu bu baax a baax ci dérangement bi di jéggalu bu baax a baax ci sono yeeg yëpp di jéggalu bu baax a baax incha allah ci lépp loo xamante ne teg nañ leen ko te mu nekk ak suñu diggante ak ñoom dañuy déggalu balaa ñuy tàmbali. kon bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi Yewweeku Cypher Tour Yewwi Askan bi di organiser loo xamante ne moom la ñuy wax dugal ko ci cadre politique autrement la politique autrement bokkatuñu politique bi ñu yàgg a naxee politique bi ñu yàgg a tegal suñu kanam politique bi nga xamante ne ba ñu juddoo ba tey moom la ñuy gis woo nit ñi wax ak ñoom sol seen noppi ba ñu fees après takk suñuy bagage dem ñibbi yaakaar ne askan bi dégg nañ loolu yaakaar ne loolu tabax na dara yaakaar ne loolu am na lu mu jëmal kanam fekk ne musul demee noonu loolu fu muy mujj mooy ñi ñuy jiital bu ñu demee ba jiitu xamuñu fan mooy metti kon duñu xam fan la ñuy faj. bonjour à tous et à tous jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ci Pikine TV international Bradoukoul Bokar moo nekk di waxtaan ak yéen donc am na fii ñi nga xamante ne nii ay kilifa yu mag lañ ci biir Pikine muy nit ñu nga xamante ne nii dañu liggéey bu am solo boo xamante ne nii doomu Pikine yëpp ñu ngi koy naw ba pare di leen ci jaajëfal bu wér a wér ñu ngi koy wooye waa Yewwi Askan bi Yewwi Askan bi nag nekk benn coalition boo xamante ni dafa dajale ay acteurs de développement dajale ay technocrates dajale ay boromi xam-xam ak ay nit ñu nga xam dañu am ancrage communautaire si biir fi nga xamante ni foofu lañ dëkk muy Pikine tey jii nag ñu doon def clôture boo xamante ne ni moom mooy la Yewweeku Cypher Tour ba pare tegaat ci beneen Yewweeku Tour Yewweeku nag moom mooy nga libéré wu moom mooy nga génne li nekk si yow jagleel ko askan bi tey ñu am ay kàngam yu mag yu nga xam ne ñu ngi nekk sama wet donc suñu Cheikh Mbacké moo nekk nii topp ci sëñ Cheikh Mbacké moo nekk nii waaw topp El Hadj Dia mi nga xamante ne nii donc moom tamit moo si topp nga gis ki nga xamante ni mooy Yaya nekk jeune bu nga xamante ni dynamique jàmbaare liggéey bu am solo ci biir Pikine ba nga xamante ne nii képp kuy jeune tey ji da ngay am envie wax dëgg yàlla di partager ak moom li nga xamante ne nii donc moom la Pikine soxla war rawatina Guinaw Rail donc ñu am suñu coordinateur muy Yaya donc suñu coordinatrice bi nga xamante ni Sénégal bi ñuy jël ñun ay góor di ko jiital chaque instant dañ leen nañu jël jigéen jiital ko ci kanam ndax jigéen mooy yaay jigéen mooy ñi nga xamante ne nii moo ñuy tete booy seddu yenn saa yi sax ki nga xam ne moom la papaam yar ak ki nga xam ne moom la yaayam di yar dañuy wuute lool nu ñu leen di gisee dañuy wuute noonu tamit nu ñuy doxalee donc yaay yi daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu wax mooy soxna ay sëtu moo nekk nii donc am na tamit ki nga xamante ni mooy Assane nekk benn jeune bu dynamique nekk tamit koo xam ne acteur de développement nekk borom xam-xam bu mag a mag xam naa ne kii mais c'est un très bon philosophe également donc parce que yenn saa yi danaa koy dégg muy wax ci wàllu philosophie donc feggoo ak kii sama sëriñ la waaw Cheikh Diouf ko nga danga fay dajaloo si moom dama koy faral di wax fu ma nekk dama Sénégal manqué wul borom xam-xam comme ni ko Ibrahima Fall di waxee mais ay borom jikko yu rafet la manqué te ci moom dafay l'incarnation bi nga xamante ne nii bu am solo la ci façon jikko yu rafet te it nekk nit ko modeste koo xamante ni dafa humble ba pare modeste ci li gën a jafe ci àdduna donc nekk aussi tamit coalition pure une coalition bu mag a mag boo xamante ni Sénégal ñëpp respecté nañ leen donc ci seen leadership mu jiite ko tey jii aussi mu bokk ci coalition bi ni may njëkk a def rek mooy pour tàmbale wëlbati ko si Yaya ci ni mu gën a gàttee donc Yaya bisu tey bii nga xamante ne bisu clôture la lan nga yëg ci sa yaram. macha allah
DJ Bokar ñu ngi lay nuyu di remercier initiative bi ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ne mu ngi seetaan Pikine News di nuyu seen auditeurs yëpp ak seen internautes yëpp di wax ni lii bésu mbégte la lan moo tax ndax ba ñu commencé ba tey ba ñu annoncé élection yi ñu ngi nekk ci liggéey bi bés bu jot ñu ngi daan réunion di toog di waxtaan muy metti di guddee di ñàkk a lekk coono bi di gën a bëri ñuy continuer noonu ba réunion yooyu jeex ba ñu jàpp ba tànn suñu candidat ñu tàmbaliwaat nekkaat ci terrain bi di dox bés bu jot di dem di waxtaan ak askan wi di fekki askan wi seeni kër yi bés bu jot ñu koy def xooluñu ci coono xooluñu ci guddi na xooluñu ci naaj na xooluñu ci metti na ñu muñ parce que suñu gox moo ñu ko jaral parce que yeewu nañ ne suñu ëllëgu réew waaye rawatina suñu gox-goxaan yi mu ngi tegu ci ndaw ñi te ginnaaw ci ndaw ñi la tegu ñu nekk ay ndaw dañ ci war a xar suñu tànk tubéy moo tax coono boobu noonu yëpp mënuñu ko woon yëg mënuñu ko woon gis ñu ngi continuer nekk di dox kër gu nekk koñ bu nekk quartier bu nekk ba tey jii ñu yëg ne dajal nañ fépp moo tax ñu ñëw dajaloo fii ne nag lii il faut ñu finaliser ko ci loo xamante ne mooy gën a yaatu mooy gën a matal lépp ñu woo ci ñëpp ba nga xamante ne dinañ yëg ni ndaw ñi kat tooguñu woon ba nit ñi di tëdd nelaw boobu ñu ngi ci terrain bi ñu ngi seeti nit ñi di def porte à porte ba nit ñi di noppaliku ñu ngi fa ñoom it continuer di dox ci nit ñi di waxtaan ak nit ñi pour xëcc leen kon lii day mel ni benn genre trophée loo xamante ne li ñu def la chaque jour bés bu jot ba tey ji ñu war ko finaliser loolu la ñuy yëg contentement ak satisfaction ni def nañ suñu wareef satisfaction ni def nañ li ñu waroon def lu ëpp ci lu ñu warloog askan wi def nañ ko loolu moo tax ñu kontaan macha allah. jërëjëf donc ci speech boobu am na solo trop mais li ñuy def moom mooy wëlbatiku ci suñu yaay wëlbatiku si jigéen ñi nga xamante ne nii tey jii Sénégal bu njëkk cër bi ñu leen doon jox mooy tàccukat ak cër bi ñu leen doon jox moom mooy cër boo xamante ne toujours dañuy topp rek si ginnaaw di toppaate tey jii Yewwi Askan bi jël jigéen jiiteel ko def ko suñu coordinatrice donc ñu ngi koy tamit coordinatrice nag su ma koy wax bokkul ak suñu leader. donc leader bi moom mooy leader bi moom mooy Ibrahima Fall waaye kii dañ koo jël def ko suñu yaay def ko suñu sœur def ko suñu lépp ba nga xamante ne nii bu ne jóg leen ñu jóg bu ne toog leen ñu toog donc soxna Aïssatou donc naka nga yëgee participation jigéen bi ak responsabilité bi nekk sa kanam. a toogal fii c'est un sentiment de satisfaction ak expérience boo xam ni ça a été très enrichissante pour man. Tu l'as dit toi-même. C'est très rare ñu jël jigéen nommé ko comme coordonnatrice donc fii à Guinaw Rail Sud su fekkee ni def nañ ma coordonnatrice de la coalition Yewwi Askan Wi je dirais que une fois de plus mooy li nga doon wax rek au départ c'est un fait rare mais un fait boo xam ni aussi ça m'a permis de vivre de nouvelles expériences de vivre réellement de nouvelles expériences vraiment. Permettre-moi aussi, c'est vrai que je ne suis pas le candidat, mais en fait ça m'a permis au sein de la coalition d'harmoniser toutes les actions yi nga xam ni moo am au sein de la coalition entre les différents partis donc rôle boobu en fait laa ci joué man et vraiment kontaan naa lool ci loolu su ñu demee nag ba yegg ci cëppaandaw bi c'est-à-dire le jour de la clôture de toutes les actions qu'on a eu à mener les visites de proximité les Yeweeku Tour et tout ça dañu naan alhamdulilah parce que boobu ba tey ñu ngi ci terrain bi di ñafe ñun ñëpp main dans la main ensemble vraiment ku ci nekk indi li nga mën chacun à sa façon chercher à mouiller le maillot tout ça donc dañ ciy kontaan daal vraiment dañ ciy kontaan may profiter nag di féliciter tout le monde vraiment bu fekkee ni am na aussi ay actions yoo xam ni peut-être on a eu à le faire et que juum nañ ci wala des trucs comme ça c'est l'occasion de dire que ça a été un apprentissage mais vraiment très enrichissant pour moi et que je souhaite que cette union-là continue pour que li ñu bëgg maanaam une victoire éclatante boo xam ni au soir du 23 janvier yàlla dinañu ko may pour que li suñu yéene ci Guinaw Rail Sud ñu mën ko mottali avec notre candidat Ibrahima Fall yéene bi nga xam ni rafet na te am nañ ko ci Guinaw Rail Sud ñu mun koo yeggale je vous remercie monsieur Bokar.
doon suñu yaay di suñu xarit di suñu mag di suñu jigéen donc ci Yewwi Askan bi mu nekk lu xamante lu am solo donc ma leen présenter encore tamit Assane nekk aussi tamit comme ni ma ko waxee ci commencement bi donc borom xam-xam ñu gis ne yeeweeku tuur yi nga xam ne moom lañ doon def xam-xam da cee feeñ bu baax a baax xam-xam boobu ci feeñ nag dama bëggoon Assane nga indil ñëwaatal ma tuuti rek ci ni mu gën a gàttee donc ndaw ñi ak xam-xam ndaw yeeweeku askan bi ndaw Yewwi Askan bi ak xam-xam donc si tournée bi mu commencé ba léegi. jaajëfal bu baax a baax si organisation bi waaye si taxawaay yi ndax ginnaaw li nga wax yëpp xam nañ si yow itam engagement xam nañ si yow itam professionnalisme xam nañ également si yow xam-xam ñu yëg ni métier bi ngay def itam yaa ngi koy def avec amour te loolu rek moo am solo. bi taxaw jotee également si sa gox taxaw nga taxawaay bu mat sëkk donc loolu aussi dañ la si encouragé waaye di la si félicité waaye ñuy nuyu également internetu Pikine TV képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan ñu ngi lay nuyu di la delloo sa wàccuwaay mu mel ni dañuy jaajëfal Bokar question bi am na solo waaye balaa ñu si dugg dañuy nuyu également camarades yi nga xam ne ñun ak ñoom ñooy wéy di cheminer ensemble. Depuis que le combat a commencé ñu ngi ànd côte à côte di liggéey ngir bien-être askanu Guinaw Rail mën a jëm kanam mu mel ni si question bi am na solo ndax ñun waa Yewwi Askan Wi dañu gëm ne xam-xam dafa nekk lu am solo si doxalinu penc ndax xam-xam rek moom mooy lumière. Dafa am benn anecdote bu ma mës a lire benn waaye di dox ba dajeek benn gumba bu yor benn torche di ñit di dem mu ne waa mais kii du diw mu ne ah kay man la mu ne ko ana gumba ak yor làmp mu ne ko su ma yoree làmp ñiitalu ma sama bopp yow laay ñiital pour nga mën maa gis mu mel ni xam-xam loolu lay jariñ si nit xam-xam si ndaw itam également loolu lay jariñ xam-xamu ndaw si gox dafa war a fexe moom en tant que ndaw bi nga xam ne dafa détenir xam-xam mu fexe ba xam-xamam boobu mu def ko au service de sa population te loolu lañ gis ci képp ku engagé defe naa ne boo xoolee ñi toog ci plateau bi sax daanaka les 65% jeunes la. également coalition Yewwi Askan fii ci Guinaw Rail seen candidat mën nañu wër Sénégal ba mu daj mooy le candidat le plus jeune waaye mën nañu wax ne buñ doon seppi ñëpp xam-xam xam naa ne bu fekkee ni bokkul ci bu dul premier itam dina bokk ci 10 premiers yi donc loolu itam ñu di ko sagoo ñu xam ne ñun loolu moo ñu ñor ndax suñu xam-xam buñ ko demee jàngi ba pare liy priorité bi mooy ñu ñëw ba ci suñu base ñu fexe ci servir suñu population donc loolu mbokk yi ñu ngi koy wane te am nañ yaxin ne buñ ñu falee incha allah dinañ ko mettre au service de la population balaa ñu lay delloo kàddu gi nag ñuy profiter de inviter internautes yi surtout waa population Guinaw Rail ñu def le bon choix et le bon choix c'est Yewwi Askan Wi ñuy inviter également toute la population sénégalaise bépp gox buñ mën a nekk ñu jàppale Yewwi Askan Wi ndax Yewwi Askan Wi initiative yi ñu am ñooy les meilleures initiatives ñu ngi lay sant di la gërëm Bokar salaamaaleykum. mooy comme temps bi day daw jox sëñ Cheikh bi nga xamante ne nii moom moo représenté PUR fii si Guinaw Rail donc moom aussi tamit moo indi ay xalaat ndaxte dafa mel ni dañ ne la spiritualité faisant défaut l'homme ne peut rien construire de correct de viable et de palpable sur terre te jikko ji nga xamante ne nii wax dëgg yàlla moom laa wax ci commencement ba si moom gis nañ ne jikko la ju am solo naka la nit jikko naka lay intervenir si développement pour que nit ki au moins demain ñu mun a am développement boo xamante ne nii dina durable. ñu ngi nuyu internaute bu Pikine TV di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di rafetlu initiative bi très honnêtement c'est une fierté tey waxuma la ñu bokk ci Yewwi Askan bi rek mais doon jeune u Guinaw Rail di ànd ak ay borom xam-xam yoo xam ne ko dañ leen naw côté bu ne te plateau bi wane na ko donc di ñëw tuuti rek ci Yewwi Askan bi balaa maa ñëw sa question donc Yewwi Askan dafa doon coalition boo xam ne tey booy xool ñi ko composé ñëpp ce sont des personnes wala des personnalités yoo xam ne ils sont imbus de valeur te kooku dafa nekkoon lu rare ci scène politique sénégalaise donc tey
boo tuddee ku si mel ni Ousmane Sonko nga tudd ku si mel ni Khalifa Sall nga tudd ku si mel ni Serigne Moustapha Sy nga tudd ku si mel ni Mansour Sy Djamil ah nga tudd ku si mel ni Aïda Mbodj nga tudd ku si mel ni Aminata Lo Dieng ah ak ñi nga xam ne ñoo ko composé ñëpp da ngay gis ne ñooñu ñëpp même bu dul politique dañ leen naw si seen liggéey tey ñu jóg uniquement parce que nit ñi perdre nañ espoir ñëw faire revivre beneen espoir boo xam ne tey ndaw ñi nga xam ne contrôle nañ politique yëpp bi ñu leen gisee ci biir dañoo ñëwaat donc tey mën nañ ne Yewwi Askan dafa ñëw pour redorer le blason te kooku dañ ciy sant bu baax a baax parce que politique booy xool dafa échoué woon mais ñoom dañoo ñëw suqal lu bëri su ma ñëwee sa question xam nga valeur dafa am solo si nit principe aussi am solo si nit tey nit ki nga xam ne day aspirer di jiite mais balaa ngaa jiite d'abord citoyen nga te citoyen dafa am lu ñuy xaar ci moom citoyen avant tout dafa am loo xam ne moom nga warloog sa réew dafa am loo xam ne moom nga warloog say dëkkandoo dafa am loo xam ne moom nga warloog ñi ngay liggéeyandoo maintenant yooyu yëpp bu dajaloo tey nga nekk nit koo xam ne ku ñu naw la ku ñu yiir la nit ku ñu yar d'habitude kooku boo téyee li nga xam ne askan wi ñëpp a ko moom ku ne da siy gis boppam ndax lan peut-être ni nga jikkewu loolu la xam naa peut-être temps bi moom moo ñu ko moyul mais mënoon nañu gën a développer donc du coup daal li ñuy wax daal Yewwi Askan bi ni ma koy waxee d'habitude même si on ne vous promet pas le paradis j'espère que l'espoir est permis et on peut vous préserver de l'enfer. borom bis baa ngi ni toog muy ki nga xamante ni dañuy balaa bu ñëpp jëlee ba pare man maay jël bu ko defee maa koy clôturer donc El Hadj yow yàgg ngaa xeex ci Pikine Ablaye Diop yàgg nga koo xeex donc waaye chaque année rek saa mu lijjanti ba génn si ren ban galgal nga koy roob. merci Bokar merci jërëjëf di nuyu assistance bi yëpp di nuyu waa Pikine TV ci interview bi ñu accordel Ablaye Diop moom nee naa ko sama combat yow combat bu éternel la parce que déjà comme que à chaque fois ñu daje ci terrain politique bi xeex ba nga xam ni année yi yëpp mi ngi koy jël nee naa ko ren nag galgalu dënn laa lay dóor doo ko rocc mukk maag yow ba ci suuf rek ba sa bopp jiitu voilà kon sinon dañuy remercier waat ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci coalition bi au niveau local ndax sunu leaders yi li leen war def nañ ko ñun ñu ngi ci ñu nit li ñu war mais biñ ko dooree léegi wax dëgg yàlla tamit satisfaction lañ ci am ndax ki ñu fi jiital mu koy coordonné it di jigéen mat na li mu doon terewul it nit ñi am nañu espoir ci coalition Yewwi Askan Wi parce que mooy la seule coalition boo xam ne nit ñi dañ ko approprier nit ñi dañ ko jël à cœur dañ ko jël ak seen xol moo tax ma gëm ni am naa yàqin ni incha allahu rabbi bu ñu eggee au soir du 23 janvier coow li day jeex régime bi dafay changer coalition Yewwi Askan Wi mooy gagner mairie bi parce que déjà liggéey na fi liggéey bu am solo ci porte à porte yi ci tey débat yi ci affaire yi ñuy def yëpp ak sensibilisation yi ba pare ak éveil des consciences li ci gën a am solo éveil des consciences te dafa mel ni li ñu liggéey ci éveil des consciences dugg na ci boppu nit ñi rawatina ndaw ñi c'est parce que keroog bi ñu demee ko ñu Ablaye Diop dañu commencé di waxtaan nit ñee ñëwal seen bopp kenn woowu leen ñëw toog di déglu seen bopp ba mu jeex di poser ay questions mu leer na ni li ngay def intéressé na ñi kon loolu dafa am solo te it loolu baromètre la pour nga mën a xam fi nit ñi toll ci yow ak fi ñu toll ci coalition bi waaw am nañ ci yaakaar daal ni ren gaynde gi du rëcc de le géant au pied d'argile peut-être lañ koy xëpp ci tànk yi voilà merci. ok donc merci vraiment El Hadj yàlla na yàlla def loolu nga wax donc ñu ngi fi ak suñu kilifa tamit suñu Cheikh Mbacké nga donc moom su ma koy xool li may njëkk a sentir si sama biir xol moom mooy dafay mel ni damay gisaat Serigne Touba ndaxte moom incarnation mouridisme la waaw ndax moom ci dal gi ak ci taalibe gi ak aussi tamit ci bëgg defar lu baax sëñ Cheikh Mbacké ñun de say doom lañ say rakk lañu say jarbaat lañ ñu ngi song nag mbër moo xamante ni mbër mu naqare daan la waaw waaye yow moom bu ñu toppee sa ginnaaw du ñu juum yan conseil nga ñuy jox. jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba cey Serigne Touba moo ngi siyaare mbokk yëpp leen jox seen wàccuwaay
di wax alhamdulilah parce que la coalition Yewwi Askan Wi bi ma si duggee sama xel dafa dal parce que gis naa fi ay jeunes yu engagé ay jeunes yu responsable man nag coalition bi maa ngi ci duggee ci bannière appel 3J muy alliance patriotique pour l'émergence et le libéralisme jokkoo jubal jariñu bu madame le ministre Aminata Lô Dieng que je fais un coucou de passage donc ñun boo xoolee sunu galgal bi ñu bëgg a rof waa ji galgalu kaw la ndaxte waa ji ñun bokkoon nañoo ak moom mais lim ñu waxoon yëpp defu ko parce que kër moo njëkkoon ci moom dafa waroon am kër ginnaaw raay parce que d'accord ñu maire dëkkoo si gox bi ngay jiite nga bëgg a yor communauté dëkkoo fa loolu c'est grave loolu nag moo tax man ma bàyyi ko ne ko nag man dinaa wut ku la fi jëlee yàlla boole ñoo ku ñuy wax Ibrahima Fall c'est un jeune responsable bu Pastef ñëpp d'accord ci ay compétences am si njàngam si sérieux am si courage am pour defar ginnaaw raay loolu daf ma ci fekk man parce que man depuis 96 maa ngi xëccu pour defar ginnaaw raay ba tey maa ngi ci donc suñu amee un jeune maire boo xam ne bëgg na ñu soqi ginnaaw raay kon dañu leen di préparer waxtaan ak ñoom si kaddu yoo xam ni du ñu wax lu incorrect du ñu def lu incorrect mais lépp si logique lañ koy teg waxtaan ba juboo ak suñuy nit nga xam ni su ëllëgee dañuy xëy le matin dem voter ndànk ñibbi ndànk suñu kër gañe ndànk mooy galgalu kaw bi yal nañu yàlla defal tawfeex defal ñu tey siir di wax jërëjëf Serigne Touba eskay Serigne Touba cey Serigne Touba. de santé yi parce que recrutement bi c'est à 3 niveaux gouvernement bi day recruter mairie bi recruter mu je pense que ville wala ministère bi recruter donc ñun dinañu fexe ñun li ñuy recruter mu nekk personnel soignant bu baax mais au-delà ñi nga xam ne duñu leen recruter dañoo fexe ba influencer leen mu nekk recrutement bu baax parce que problème mu ginnaaw raay ci santé dëgg-dëgg lan la woon mooy personnel soignant bi du am kenn ku fay fanaan loolu dinañ ci rayante ba mu am koo xam ne day nekk de veille ku ñëw quelle que soit l'heure mu mun la faj ci jàmm nga dem ci jàmm lii mooy sunu ngëm-ngëm lii mooy sunu taxawaay dañoo bëgg a yor ginnaaw raay ci xam-xam njub ak dëgg dootuñu nekk ginnaaw raay boobu nga xam ne dañ koy yor ci 20 ans ñu naan la esplanade nga fi def ak defoo fi esplanade comme sunu frère Cheikh ni mu ko waxee terrain basket moo fi amoon donc bu ñu nee esplanade nga fi def quasiment yow defoo fi dara te loolu foog mu deñ parce que ñoom seen politique du lenn lu dul 2000 3000 5000 loolu nag da lay falaat mais du yokk dara ci askan wi day yokk rek seen i coono boobu la ñu bëgg mu jeex peut-être ñu ngi guddal tuuti di jégalu di sant di gërëmaat aussi l'assistance parce que xam naa en grosso modo répondre nañ peut-être interpellation yi fi jógee ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax non seulement le 23 janvier ngeen ànd votel Yewwi Askan bi parce que votel Yewwi Askan mooy votel sa bopp votel Yewwi Askan bi mooy votel ñi nga xam ne nañu compétent votel Yewwi Askan mooy liste bi jub parce que ku wax PUR wax valeur ku wax Pastef wax valeur ku wax taxaw wax valeur te Sénégal manqué tout borom xam-xam mais borom yi valeur la manqué ñun valeur ajoutée boobu la ñu bëgg a andi ci terrain politique bi di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf gars yi. Inachevé, on est loin d'avoir épuisé alors donc
on vous donne rendez-vous donc ci kanam tuuti incha allah dinañu am occasion découvrir encore li nga xamante ne ni moom mooy manifestation yi fi am en plus de cela aussi tamit dinañ am occasion également pour la première fois pour mu exclusivité ñu gis Ibrahima Fall donc suñu leader donc ci interview bu ko defee mu mun a waxtaan ak askan bi nga xamante ne ni mooy askanu ginnaaw raay dañu bañ a fàtte ne le 23 incha allah dañoo war a gagner élection yi kon donc jóg leen yéen ñëpp ngeen dem voter Yewwi Askan bi vote bi nga xamante ne moom mooy vote bi wóor jërë ngeen jëf merci.